salaamaaleykum internet enquête 221.com dellu si waat nañu ci seen site internet enquête 221 di leen nuyu di leen indil seen émission bi ngeen préféré muy artiste sur la toile. Artiste sur la toile nag j'ai toujours l'habitude de vous le dire dañ leen di indil artistes yi nga xamante ne yéen a leen di plébiscité ñu nekk nag ñoo xamante ne dañu marqué la musique sénégalaise mais nekk ñoo xam ne dañ leen a namoon lool tey moom ki leen indil ci artiste sur la toile ñëpp ko namoon ñëpp di laaj fan la nekkoon xam naa sax dañ ko waroon yóbbu foo nekkoon mais bàyyi ñu indi leen ko artiste sur la toile Dior Mbaye Dior Mbaye borom voix bu neex bi Dior Mbaye borom dem naa Dior Mbaye borom bara aw Dior Mbaye borom récemment maa la fal. Dior ñu bàyyi la nga nuyoo ak internetu enquête 221.com. salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu waa internetu enquête 221.com di leen wax ni namoon naa leen di nuyu waa Sénégal yëpp di kontaan trop nag ci invitation bi. Dior namoon nañ la maa leen raw. waaw non yow raw nga ñu. mais ñun ñoo gën a namm en fait parce que dañu namm say produits. dëgg la de. xam nga Dior Sénégal gën nañu am sonnerie bu neex waaw. yaa ko wax de. il fut un temps Sénégal ñëpp niroo sonnerie góor ak jigéen. dem naa. dem naa wuyoo billaay ndeysaan. voilà mais quand même loolu xëy na moo nekkoon xam naa bi nit ñi gën a ràññee Dior. waaw mais si je fais un rappel. première apparition wu Dior mi ngi nekkoon ci benn théâtre bu mu doon seex ak ñoom Keps. waaw amoon na sa beneen kër ci àndoon ku nuroo doon bañ naan sa sama petite petite sœur sœur la ñoo bokk ndey ak baay. maman mu koy voilà nuyu au je me passage. rappelle sax si théâtre bi Pa Matar Fall bu daaree ko ci moo ci nekkoon gis seen nga papa. moom la waaw moom la. voilà théâtre c'était le chemin le plus court wala option la woon. waaw c'était pas bon loolu au début dañ ko doon fowee rek ba mu nekk dëgg. dañ daan nekk foofu ma daan fréquenter kër ñoom Nene Fall sama benn copine ma koy nuyu au passage ñu daan toog seen kër di waxtaan nii rek ba réalisateur boobu noonu Ibrahima Niang à l'époque gis ma ni ma yow il faut ma théâtre loola fekk man sama rakk ñoo doon ànd noonu lañ duggee ci théâtre déception bi. effectivement parce que même ba ci théâtre bi on sentait benn complicité entre yéen ñaar. waaw par la suite nag li ñu xam ni sa rakk la. waaw mais bon c'était un parcours qui était très courant. parce que boobu lañ la gis après gisaatuñu la ci théâtre pourquoi. waaw boobu lañ ma gis après parce que théâtre bi dama ci boo ci ñi ko seetaan dama ci doon way di ci wayantu après ci la nit ñi nag topp ma Dior lu tax doo way waaw léegi nag ci laa décidé nag continuer sama jàng nag ba def sama terminal ba def bac soog a nag demaat jàngi musique bi ma jàngee musique ba pare ba xam ne fi mu ne nii war naa mën a way ci laa nag ñëw nag pour way. balaa maa ñëw ci sa ci way bi mais tout d'abord en entendant Dior parler tu sens que ni dafa ku jàng la. dafa am un parcours scolaire très riche. waaw sa niveau d'étude ba fan la. waaw dem naa ba terminal dem naa ba am sama bac. waaw macha allah soog a continuer nag dem nag def formation dem def dooree mi fa sol comme ni ko tonto gisee pen di waxee. effectivement waaw tubaarkàlla après nag soog a nag dugg ci musique bi parce que doon doomu géwal neex na am corde yi am xam mbaar ak mbëpp ak cool yépp am na mais nga xam tam fi nga koy teg tamit am na solo. waaw dégg naa nag géwali fi ñuy rawantee. géwali bi neex na. mais boo ci boolee dégg tubaab parce que gars yi nee nañ. géwal du jàng. père Aziz Baye fi mu rawee yeneen géwali mooy ñoom dañ koo gën a géwale waaye da leen gën a dégg tubaab. dëgg la géwal yi duñ jàng de dañuy lànk CM2 mooy classe géwal yi loolu lañ ñuy wax duñu ko gëmloo mais dañuy jàng. tu as voulu amener beneen facette. waaw def sa cursus scolaire. waaw parce que tamit xam nga musique métier la daal. te métier mooy nekk tamit nga am ci tuuti notion tuuti nga am étude benn base bi daf ciy baax. voilà bu ñu ñëwee ci way bi dem naa bi muy génn ba nit ñi di ko adapté c'était juste un refrain. waaw mais refrain bu am dayoo single. waaw macha allah nag man nag boo xoolee dem naa ak sama carrière yëpp macha allah. dafa egg foo xamante ni man sax egguma fa. effectivement macha allah parce que man nit ñi xam nañ ma te aw ma sax album. am naa fi prix te aw ma sax album. donc dem naa aussi dem na foo xamante ni sama kanam sax nit ñi gisuñu ko woon. donc loolu sant yàlla la bu baax a baax. effectivement parce que c'est pas donné à tout le monde. non parce que nekkoon na benn single boo xam ne xëy na xam nga sénégalais dafa bëgg lu neex. nit ñi daaxoon na si ñoom ñu doon ko dégg xamuñu nit ki kan la mais dañ ko adapté. dëgg la et on a su que ni kii kat ñuy dégg voix am te xamuñu ko c'est une valeur sûre de la musique. loolu moo tax label bu toll ni Gelongal jël la.
waaw loolu moo tax waaw ñu jël ma nag non dem naa sax ci foofu laa ko defee. ok ñoom ñoo def dem naa donc avant dem naa di génn ñoom ci lañ ma jël. voilà ci lañ ma booleeg waa Gelongel jël décision produire ma génneel ma ay album def ak man ay single donc bi dem naa génnee ba ñu def ko ci la ko waa Café avec dégg. ci biir film bi ci biir studio bi. jël décision dugal ko mu nekk BO film bi bande originale bi. ok bon après refrain bi on a eu le single en intégralité. ouais Dior nag way carrément. ñu xam ne du refrain bi kese. après c'est accompagné par un texte. waaw boo xamante ne aussi moom tamit dañ ko adapté woon. waaw qui était derrière le texte. texte bi c'est moi. ok waaw texte bi man maa ko bind. dem naa dafa nekkoon loo xamante ni début bi dañ ko doon miime rek noonu après par la suite nag ci leen liggéey ci thème bi ak ci texte bi ma jël temps bind ko nag mu demee noonu macha allah. effectivement mais depuis boobu single bi génn na mais dafa mel ni dafa accompagné avec un mystère dañuy dégg voix mais xamuñu jëmm. Sénégalais ñu ngi commencé xam jëmm xam nga ci ban. waaw am na beneen refrain bu ñu jëloon aussi def ko clip mooy moom rek. moom rek waaw ak moom may c'était su ma jëmul en juin 2016. waaw juin 2016 ci weeru koor gi. dañ jël beneen refrain. waaw def ko tamit vidéo loolu tamit clip bi genre kii bu ndaw rek mais macha allah mu egg tamit fu sori. effectivement genre Dior elle est forte en refrain. waaw parce que xam nga refrain moo yor woy. des fois refrain bi bu la attiré rek yow da ngay bëgg a découvrir fond bi ak texte bi ak li ci des. moo tax refrain dañ ko war a togg bu baax a baax. effectivement mais foofu aussi mën nañ ne dafa nekk tempo yi am na tuuti variation bi ñu jógee ci dem naa. ñëw ci moom rek. waaye ba tey dese nañoo xam ngéwël gi xam nga fa la gars yi xamee ngéwël gi. bi nga woowee je t'aime. je t'aime waaw je t'aime moom dañu bëggoon a ñëw vraiment ci li ma doon carrément. waaw joor mbaay gi dafa waroon a mbaay bi sax na sàpp taasu na traditionnel waaw boobu taasu nañ ngoyaan nañ ci vraiment sàllan ñu ko nañ ci je t'aime daal waaw dommage que bi nit ñi vidéo wuñ ko ba bañ waa c'est ce que j'ai voulu te dire mooy maanaam le mystère était toujours là waaw parce que benn son bi lañu jël accompagné ko par ay photo wu de grandes figures historiques waaw yu musique sénégalaise donc loolu aussi tamit pourquoi ñu lay nëbb noonu moo ma jaaxal ay. ma jox na yow daal lan lañ lay nëbbee nii. ñaaw ma tamit est-ce que non gumba pato laagi woo ñu gumba pato laagi sax ñu ngi leen di wane. est-ce que tamit ñaaw ma ba affaire yi bizarre noonu ñuy bëgg maa nëbb nii tamit waaye génn nag jot na nag. tubaarkàlla non wees na sax nag wees na nag ci jeune bi moom. Dior mais nag après bi ñu jógee ci boobu. waaw bi Dior nag ñëwee dëggal boppam dëgg ma moo tax après sentir nañ ko baara aaw. waaw baara aaw yaay taaw baara aaw da nga fipp. waaw baara aaw damaa fipp rek plongé. waaw ak fi nga génn africanité bi. le thème de cette chanson c'était quoi. waaw baara aaw mën naa ni man la parce que man taaw laa ma am yéene trop jël les choses en main. mais comme dañu naan le masculin remporte sur le féminin moo tax ma jël turu góor def fi rek mais baara aw góor la jigéen la baara aw mooy képp koo xamante ni taaw nga rek te bëgg a remplacer sa papa ñëw toogee place am. waaw noppal ko tuuti ci coono bi waaw. effectivement ak nag baara aw indil na Dior succès. parce que am na ay nomination yu bëri ci koo xamante ne à cette époque là jeune talent la woon. après lu tax nomination yooyu noonu deful tollé. waaw même man sax damay toog des fois di réfléchir di xalaat pourquoi sama succès yi kiiwuñu ko macha allah dooleeluñu ko mais après tu te dis que mooy loolu daal parce que nit ki doo joxe bopp rocc làmmiñ munoo nekk ak ay nit di leen liggéeyloo ba pare bëgg a jiital sa bopp yow da nga leen di bàyyi ak seen xel di xool ni ñuy liggéeyee nga topp ci. donc man je n'y suis pour absolument rien. man ñi ma doon liggéey rek laa topp ci loolu lépp. voilà bon Dior qui est trop poli. il paraît que tout texte est nuisible hein, trop de politesse tue la politesse. ah oui. ah oui dëgg la de oui il paraît. maa la ko wax de. bon mais 8 ans de stand-by ci carrière artiste kooku metti na de. waaw metti na surtout carrière jigéen nga xamante ni dafa gàtt. ak ci nouveau talent teg ci. rawatina tam ku bëgg way koo xamante ni su ma gisee ne man nit di way sax damay lox damay bëgg këf micro bi.
waaw loolu privé la loolu privation mi ngi mel nit ku xiif nga tegal ko lekk ni ko bul ko laal. effectivement waaw noonu la mel. parce que nga toog bëgg a way torop am rage bi. ba pare macha allah mën a bind sama texte yépp maa ko bind dem naa baara aw jeté ma tem loo dégg maa ko bind. tubarkalla samay mélodie samay yooyu damay woyantu fu ne mais mu dem ba nga xamante ni ñu ni la bul génn toogal nga xaar loolu noonu comme ni nga ko waxee politesse trop de politesse baaxul donc moo tax ma toogoon rek di xaar. effectivement waaw. bon mais si biir xaar bi aussi tamit jéemoo def benn démarche parce que tamit dafa mel ni comme si nit koo xamante ne yow tu es libre mais dañ la dans ta tête dañ la emprisonné. xam nga rek waaw comme ni nga ko waxee ku nekk ak nit ko yàlla bindee man peut-être yàlla bindee na ma nekk nit koo xamante ni man du ma wor ba ci samay àndandoo samay xarit tout le temps dañ may wax loolu sama famille man su ma xësee ba jàpp nit yaay bàyyi yaay sonn ba. ok mais man duma la bàyyi dama lay topp ba jusqu'au bout. ñi ma daan àndal lay àndal ba tey ñi ma xamanteeloon lay xamanteel ñi may fréquenté lay fréquenté ba tey du changé ba ci sama yaram sama teint noir sax. pour man su ma sangoo benn saabu sax bu ma xawee kii ma. sànni saabu donc tubarkalla fidélité donc ci lay dox. moo tax bi ma njëkkee dal ci label ñu ni ma lii la ñu bëgg ak lii loolu laa jëmmal di ko jëmmal ba nii. et tu as fidélisé avec le label. ouais. ouais mais nag am na loo xamante ne ci carrière artiste risque la des fois mun na nekk risque bu positif wala mu nekk risque bu négatif muy bad buzz. ah ko wax ne bad buzz. xam nga fu ma jëm. waaye am na benn faux mariage bu ñu la annoncé lool bad buzz la woon. faux mariage. waaw. si. non waa enquête 221 ban faux mariage noonu. gars yi fii. xaw ma yëpp bind ne. Dior Mbaye Moussa Guello Ngal takk na ko. ay ñi naan takku suuf la ñi naan takku kaw la xam nga bad buzz boobu aussi bokkoon na tamit parce que loolu dafa tombé kenn gisatu la tout ñëpp li ñu jugé mooy Moussa moo ko takk daal di koy jël nëbbu ko tere ko way. ndeysaan xala loolu. waa xam nga loolu comme ni nga ko waxee rek wuyu na turam bad buzz la. donc voilà man sama jëkkër Diop la sant. man Diop Mbacc Matar ba rey maa moom. Baye Souleymane Diop. waa kooku laa sëyal. tubarkalla kon donc loolu buzz mënu koo gën a baat. mais nag bon nekkoon na loo xamante ne mooy gars yi sax nee nañu est-ce que nekkul bon après loolu moo tax waa ji est-ce que xelam newu ci woon après nga tëb ko fa dem si man Diop Mbacco moo tax après ñu freiné affaire yi quoi. loolu moom est-ce que duñ ko laaj moom. loolu yaakaaruma ko nag parce que moom professionnel la. tubarkalla liggéey na liggéey bu rafet ak man gelongal ay ku leen xam-xam leen ci professionnalisme. peut-être dafa am nag lu ñu doon xaar. xam nga ku ci nekk ni ngay liggéeyee. waaw peut-être dafa am lu ñu doon xaar pour pouvoir teg ma ci ay li ñu bëgg fi ñu bëgg ñu teg ma fa. mais nag dafa yàgg daal. xaar bi 8 ans tam ci carrière jigéen xam nga xaar la nga fekke aussi. waaw on ne sait jamais kañ lay jeex. waaw kon buñ ci nekkee nay neex. comme ni ñu koy waxee. mu ngi noonu ba pare des fois aussi tamit label yu mag yi. su dinañ leen jural yaakaar mais boo demee ba si biir da ngeen di xam ne yaakaar bi ngeen amoon nekku fa de. parce que boo xoolee yow yaa ngi ci gelongal tey gelongal fii Sénégal kenn du ko natable. label bu mag bu rëy la. mais tey fi ñu doon xaar Dior Mbaye yegg Dior Mbaye yóbbu gelongal yóbbu fa Dior Mbaye est-ce que du yaakaar bu tas. yaakaar bu tas mu ngi noonu daal en fait mënuma am na neneen nu ma ko bëgg a tuddee mais moo bi ñëwul en tout cas xaar bi daal yàgg na te li ma ci espérer woon doon ko xaar ci ñoom dëgg-dëgg. waaye danga neex nag espérer mooy yaakaar. dama ko wax si olof boo ko si tubaab nangul naa la ko. waaw dama koy rafetal rek bàyyi ma jéem a xool nu ma ko rafetalee bu ma yàqal waa ni ma ko doon xaar. may naa la loolu. waa xaar bi daal yàgg na maa ngi déglu ba tey affaire yi kiiwul peut-être nag ñu ngi may dencal surprise xam nga gelongal tam dañoo xam bizarre sa ñaari album yi mu fa def Moussa ñaari album yi mu fa def létt leen ko mën ngeen firi ko. waaw album yi fu mu toll Moussa Mballo gelongal ana bàcc. album yi daal lañ ñu war a wax fu mu ne. mais parce que tamit Dior attends imaginez 2 albums répertoire musical artiste boo xamante ne je pense que ay single lañ ko xamee woon nga xëy suba bloqué ko noonu qu'est-ce que ça t'a fait. yow mi doon way di bind. metti na moom vraiment parce que des fois da ngay dem sax ba fàttali ndax yow waykat nga.
voilà parce que bu fekkoon ni maa ngi doon continuer peut-être di def ay spectacle voilà maa ngi continuer di def ci album bi xaar ko du jafe. non yow spectacle moom fenn rek lañ doon gis mooy soirée lancement café avec bu ko weesoo. baara aw bi mu génnee maa ngi doon dem ay concert xam nga Bouba ñëw na fi ma def fi concert bu toj waa. ak ban def naa ay Bouba rek tayul. non def naa ay Bouba rek tayul. non def naa fi ay concert mais seulement nag carrière bi fi mu waroon a toll. ci Dior Mbaye ak liggéeyam fi mu toll peut-être eggu fa voilà. vous pensez pas aussi que Dior baal ma dagguma la. le problème majeur moom mooy les contrats moraux yi ngeen di signer ak label yi c'est bien beau ngeen di sàmm kóllëre mais des fois trop de sentiments bokk dafay am contradiction par rapport ak liggéey bi xam nga Sénégal lañ nekk nag. waaw yéen ni pays de la teranga. ñun lépp ci teranga lañ ñu ko teg loo. waaw ak liggéey bi sax xam nga Sénégal moom fii rek ngay dégg waaw demal sa kër diw waaw lépp ñu def ko ci maslaa ak loolu xam nga. tey duma liggéey ak tubaab di liggéey ak moom sans kayit. waaw mais tey bu fekkee Sénégal la ñu dëkk nga ñëw boo xamante ni dangay ñëw ñëpp nekk ay frère nekk ay xarit ñu toog di naan doo attaay di waxtaan da ngay dem ba jiital ngor gi plutôt que business bi ak yooyu loolu nag dëgg la bokk na ci li ñuy rey parce que finalement doo xam foo féete. effectivement waaw doo xam fan nga féete. mais réclamer say droit du la tax a goree di. mais ñu noonu daal. tey c'est vrai man je te comprends boo waxul dama lay comprendre mais xam nga man moom nee ma ci benn la rek man su ma nekkee wax lu ma neex je te comprends mais dama ni contrat moral yi nga xamante ne ci wax rek nga yem ngay dem jébbal sa bopp label di bind di xalaat di leen jox ñoom ñuy dem di ko jëfandikoo te yow en retour amoo ci lenn fu ñu la mën a féete aussi loolu il faut que yéen artistes Sénégal yéen a ko mën a xeexal seen bopp. tey yow mi nga xamante ne tu as été victime. yow yaa mën a yee ñeneen ñi nga xamante ne ñu ngi si. ñeneen di ñëw victime. waa loolu yëpp xam nga man dañ lay je sais pas sax xaw ma sax nan laa ko expliquer. puisque ba tey mënuma la jox explication. effectivement ñoom lan moo tax génnewuñu album bi lan moo tax revenir wuñ ma ni ma lii moo tax génnewuñu album bi. mën na nekk frustration le grand bi aussi tamit war jël Moussa Mballo tamit parce que sama mbokk journaliste yi xam naa ne dañuy maas. yaa ngi comprendre. doo maas doo xof. non man du ma maas ñoom dañuy maas xëy na dama am ku leen di maasal ñoom ñu disjoncté waxoon naa ko Adiouza dañuy maas xëy na mariage bi li tax ñu maas tëb rek bind ne mariage c'est parce que grand xelu Moussa am na lu si nekkoon. non pourtant sekk ñu woon dara liggéey rek lañu sekk journaliste yi ñoo bindoon loolu et tout mais moment boobu ñu ngi ci liggéey bu am doole franchement ñu ngi woon ci café avec ñu ngi woon ci baara aw ñu ngi woon ci leneen. waaw xelam mësul nekk peut-être ci am lu mu sekk ak man loolu mooy li ma la wax te tamit lu ne xew na fi maa ngi jaale sama manager bi nga xamante ni jóge na fi muy Papis Baba Diallo. waaw xam nga entre temps am na ay affaires yu bari yoo xamante ni xew na fi peut-être que gelongal dañuy waajaat pour mën a dellusiwaat ci mbir mi. mais man entre temps man maa ngi ci liggéey. heure bu ñu ñëwee pour man génnewaat album bi wala ñu liggéey ak man dañ ma ciy fekk. waaw mais dafa mel ni nag jógee goo ci lancé boobu noonu muy wàllu contrat moral yi peut-être yaa ngi rock time mais ba tey ci affaire contrat moral la yow nag sa ngor bi dafa ëpp de. ëpp na non. ëpp dafa garaaw. loolu ñam gore di tuuti. ñam gore di non waa rock team sax ñoom ñëw ma fa contrat. defuma fa dara donc juste dañu produire single bi rek. donc c'est des frères yoo xamante ni dama sentir liggéey ak ñoom peut-être mën nañu liggéeyaat ci yeneen i affaire voilà. mais li naan ku ndóbin seen sama balaa ñu maa déggati ci label de. waaw di ko xoolal. dina kii de. dëgg de. wax nga dëgg de dina mel ne la joor ak tubaab de ah. maa la ko wax du yomb de. voilà mais si sa retour bi. dafa am lu ñu sentir. Dior Mbaye dafa am marque Dior Mbaye mooy mbëggeel. mbëggeel mooy sa marque. à part baara aw li fi way yëpp mbëggeel la. moo dem naa foo koy kalaate yow. mbëggeel dafa dem naa du déception dem naa du duma dellu si. si kàddu ndeke xooluloo ma loolu déception. mbëggeel la de. Dior mbëggeel yow titi yéen a fi yem Sénégal nii ngeen ko def.
waaw xam nga rek mbëggeel mooy monde bi. yaa ngi comprendre mbëggeel moom mooy affaire bi. waaw parce que fii leneen loo fi def lu dul mbëggeel. rek yàq nga ko ndax mbëggeel mooy téye famille yi mbëggeel mooy téye amitié yi. mbëggeel mooy téye liggéey yi mbëggeel mooy téye jaay beeg jënd beeg lépp. waaw loo bëggul sax doo ko jënd yow sa yére bii nga sol boo ko bëgguloon doo ko jënd. donc kon lépp ci mbëggeel la baag. bëgguma ko mais dañ ma ko may forcément boo ko bëgguloon doo ko sol. bàyyi ma donc looloo tax man la mbëggeel daal ci lépp ci la xew. waaw moo tax mbëggeel tamit waaw mbëggeel la ma téye woon gelo ngel pendant 8 ans ndaxte ñooñu samay frère lañ ma bëgg leen trop. ndeysaan. bëgg leen topp 8 ans ñu tëj la ci kaso tëj sa ñaari album nga bëgg leen rek yaa mën a bëgg. léegi comme ni ko ci maal nañ ñëw ci Mala Fall ñu génn foofu la. non. waa Sénégal. ndeysaan. dañ la waar. enquête rek. damaa ko def sax moom nañ leen topp bëgg sosi. man dama lay sosi biir ñu mais ñu ñëw ci Mala Fall. waaw nga confirmer nag sa marque bi. waaw Fall ki nga fal. waaw feeñ na si yow. ki ma fala jara fal d'accord vraiment yii waaw maa la ko wax. feeñ na. moo tax ma ne ko maa la fal te kenn du la folli. dellu si bi am na doole amoon na doole noonu. waaw ku la namoon instant yi ñu doyal na nag. waaw ba pare tamit maa la fal bi day waxaat beneen côté. di wax Sénégal nii Sénégal damaa ñëw a fas yéenee falu te kenn du ma folli. waaw am nga voilà waaw damay ñëw nag falu. dëggal sama bopp. waaw. non c'est vrai am nga talent bi. parce que même ba ci biir Mala Fall bi man dañuy ressentir ak je t'aime parce que fi nga ko commencé genre Dior woyam dafa am tonalité day am yëkkati am si biir fu transition ak daaneel ba. xam nga ñëwaat bii pa nag da nga ñëw nag fekk li fi xew mooy léegi woyu léegi amul taxaw di seddal nii de da ngay danse. def rythme. indi jongo ma dégg temps mu jongo ma dafa xew. bañ a danse. yii danse ba mu bari doole yëngatu. waaw comme ni nga ko waxee rek way dafa am yoon daal. way dafa am sujet verbe complément. waaw loo ci fàtte rek yow yaa ngay yàq dissertation ba. donc moo tax lépp luñ ciy def rek dafa war a am tegu ci yoon. man des fois dama daan toog fii seetaan télé kontaan ci artiste bu way lu rëy. may bëggee di jubilé waaye des fois. par exemple li ma ci kenn koo seetaan nii rek kontaan ci moom. bari nañ damay bañ a lim fii di kii. non kenn rek. waaw mais par exemple récemment seetaan naa vidéo Ami Collé. Ami Collé Dieng waaw. mu woy lu bari doole. waaw voilà ma toog seetaan ko am chair de poule. loolu daf may arrivé mais dina ma arrivé tam ci artiste ma seetaan ko rek yuuxu dar samay nopp. ndax du ko teg ci gaam du ko teg ci kii waaw boobu damay énervé. loolu daf may dal ci ay artistes heureusement sax bu ma laaj seen tur du ma ko jàpp. waaw ñooñu du ma ko jàpp waaye loolu daf may arrivé. donc pour te dire que way dafa am yoon daal waaw boo mënul da ngay bàyyi. ok waaw ñi mën ñu def. effectivement mais fi nga dellu see aussi nekk na fu saturé waaw. saturé na saturé wul. ah bon waaw parce que musique Sénégal fi mu ne nii. saturé la saturé. non xam nga lu tax non kay Dior fi mu nekk nii nag woy bi carte bu changé la. waaw bu njëkkoon da ngeen daan indi ay texte mu am importance ngeen indi ay slow dem ba ci biir mbalax ko mais jamono yi ñu toll nii. saturé na te xam nga problème bi lan la mooy ambiance xew nit ñi déglatuñu texte. ah si parce que mélomane yaa ngi fi de. da ngay def lu neex dañ lay déglu. mais ñi waaw te xam topp ci tendance bi tamit dafa lay day rey sa carrière parce que di nga am tërëj mais ci ndett ngay mujj. nit ñi dañ lay fàtte. mën naa jox mais tey par exemple waaw waxal. imaginer tey ku mel ni Bass Thioung nga xam ne carrière am yëpp ambiance la. waaw oui Bass Thioung mi ngi def lu neex parce que mi ngi def stressé gars yi te li muy def neex na di nga ci mën a bëggee. voilà moi je parle peut-être. am na benn nouvelle vague boo xamante ni temps yi bari nañ fi torop mais dama ne la ndaanaan yi nga xamante ne ñi ngi way démb. seeni way heure boo ko demee da ngay gis nit ñi di ko teg di ko déglu. waaw am na way yoo xamante ne du dee époque bu ñëw day bokk. waaw mais bu fekkee ni yow da ngay ñëw rek ma ne la yaay bomb. par exemple nga génn single yaay bomb bu kenn bombatul single bi dootul bomb.
voilà donc moo tax. tem bu xew. grand ma delloo si sama papa Mbaye Dieye Faye waaye. voilà. gën a woon na single boobu cere gi. boobu cere gi sax ba tey loolu tam xarit la te tam xarit du jeex. single boobu si tam xarit lay xew. muy noonu daal donc ça veut dire que tam da ngay way loo xamante ni. tout le temps daf fi nekk. ba àdduna tukki la nuit des temps. nit ki da koy déglu parce que way du dee. aar moo mel noonu. moo tax ma ni li daan baax ngi baax ba tey te du fi jóge ah. non non voilà donc moi je pense que man du ma topp tendance bi. ku déglu samay way sax da ngay xam ne dama koy teg ci temps teg ko damay. lu mu laaj dama ko koy c'est vrai ku la déglu day xam ne lu ñu liggéey la. ba yàq ko et puis nag dama lay toon nii rek mais mag ñi. damay am habitude di waxtaan ak ñoom surtout magu waykatu Sénégal damay am habitude di daje ñoom di waxtaan ak ñoom dañ ñu ngi réclamer texte bu riche. ñu ngi réclamer way ci ay tempo ak ay octave et gis nañ ko ci yow aussi est-ce que yaa ngi côtoyé mag ñooñu. waaw man nag peut-être su ma leen côtoyé wul maa ngi côtoyé li ñu fi def. par exemple ku mel ni Kiné Lam man dama koy déglu très souvent damay déglu ay wayam yu yàgg yoo xamante ni ba des fois dinaa yëkkati air. nit naan ma xaw nañ ko ci sentir. donc loolu dafay am. moo tax ma ne la lu baax du dee. waaw parce que moom ay wayam tu as l'impression que démb la ko way parce que boo koy déglu tu as loolu ngay sentir. tubaarkalla donc mooy loolu daal kon loo kii rek moo am solo liggéey. effectivement Dior doon novice ci art xëy na lii nii comeback la. maa la fal bi comeback la parce que nit ñi xawoon nañ la. doon la wër na di la doon la consommer mais dañoo am habitude di gis ne retour bu ànd ak single bu nekk li ci topp mooy album. Dior dafay recommencer à zéro wala Dior day dem liggéeyam ba mu toggoon ba mu ñor yekk ko ñu jël ko tëj ko ci kaso day dem jëli avocat ñu tëj liggéey boobu. avocat mukk yaa tere parce que xam nga rek comme ni ma la ko waxee man ni ma leen jàppee woon démb ba tey noonu laa leen jàppee ren. waaw mais des na est-ce que ñoom jàpp nañu noonu quoi. waaw samay sentiment ci ñoom du changer sama respect ci ñoom du mës a changer. parce que tey am na fu ñu ma jëlee am na fu ñu ma yóbbu te loolu defe naa ni du ma ko mës a fàtte. je pense que après comme ni ma ko waxee rek ci ñoom lay des ñu génne ko wala ci ñoom lay des ñu tëj ko mais quoi qu'il en soit man damay dem sama yoon. voilà maa ngi ci te liggéey album. maa ngi ci te album bi nit ñi dañ ko jot léegi. waaw album bi ngay nekk di ko liggéey nii sa répertoire ba nga fa woyoon moom ngay parce que nag way bi yaa ko way. texte yi yaa ko bind. ñoom buñ ko jëlee tëj ko tu as le droit nga dem ci beneen label nga way ko fa moom ngay def wala da ngay toggaat leneen. waaw xam nga inspiration ba defoon loolu mi ngi fi te jeexagul. tey ku dégg single bi ça n'a rien à voir ak la ma jotoon a liggéey foofu. ah bon non laalu ko sax single bi. ñi may liggéeyal ñi ngi may dégg. bi ma demee ba studio benn yoon laa ko dugal mu jeex. benn prise ñëw dugal ko way ko mu jeex ça veut dire que inspiration baa ngi fi xaajul bay jeex. waaw tubaarkàlla ndax ñun tout le temps dañuy liggéey bu dee kay day des ñu ngi liggéey nit ñi wanewu ko ñi ñu ko war a génnewuñu ko mais ñun dañuy liggéey di fi de mu ngi fi voilà. single bi ça n'a rien à voir te yeneen a ngi ñëw yu gën a tàng sax yi fi xewoon. waaw te bu ci ñëw day gën moromam. voilà parce que xel mi ko doon liggéey jeexagut. waaw waaye nag musique gu Sénégal jamono yii dafa toll foo xamante ne mooy artiste bu amee ba fu mu toll dafay def évaluation. fii Sénégal bu ñuy évaluer grand théâtre la ñuy évaluer. léegi nag am na ñoo xamante ne day mel ni première division ak deuxième division. première division bi deuxième division bi Sorano la. après si la ñuy xool da ngay yéeg ñu dem VAR xool yéeg parce que VAR jóge na tay grand théâtre. VAR est-ce que xam naa ko kay. VAR jóge na macha allah toj na grand théâtre. man daf may daaneel. barkalla waaw. validé naa waaw non man xam nga man. boo nekkee perfectionniste. loo liggéey da nga koy xeeb. man awma fi album jóge naa fi ñu nominé ma ci ndaanaan yi nekk Sénégal coppati ma yóbbu ma ba Mali ma dem gagné ji prix ba Pop Kama Awards indi ko Sénégal te defuma ci tapage tànkalu ma nit ñi. non moom laa la sànq dama ne amul tollé dama ko wax ci français mais baa ma wax ci olof mooy tajul quoi. waaw toj na dama koo siiwalul parce que la may viser lu gën a bari xam nga tey par exemple yow boo xëyee dama am objectif am juróomi junni nga génn ñu may la 1000 francs doo jubilé. parce que des na 16 900 xaw ma ñaata la des. pour mu man 25000 donc doo jubilé. voilà ñun comme ñun ci platine yi la ñuy séntu ji ak nu mu tuddati kii yu mag yi. donc boo amee Kama Awards
da ngay naan alhamdulilah denc ko di yóotu leneen moo tax rek deful tole. waaw mais comment ose bi est-ce que duñ ko génnee feetal ko nii xëy na yàggoon na trop mais amul woon ba dégg ñu génnee ko feetal ko quoi parce que du lu ndaw de. et comment non ba tey dafa bokk ci sama kii sama palmarès la bokk. loolu ku lim Dior Mbaye da nga ko ci limaale kon buzz bi ba tey maa ngi koy feete nii de ndax fu ma dem dinaa ko fa tudd dafa bokk ci samay raaya. d'accord ñu yóbbu ko Sorano feete ko fa ah Sorano. ñu dem feete ko ni Sorano. waaw bu ñu nee Dior Mbaye lu muy feete naan comment Awa bi mu gagné woon 2016. nit ñi dañuy calculer. nii la problème bi du loolu wóolu nga say nit yow Sorano. Sorano. man de tubaarkàlla dëggoo dégg lu ma woote nit ñi wuyu si ma. kan ñoo Sorano. day la dañ dem Grand Théâtre. alors kon nga xam ne Dior Mbaye nit ñi bëgg nañ ko. saxoon nañ ko tubaarkàlla. waaw damay toog nit ñi ñaata lañ ma gëj a gis. dëgg la mais dañu may woo di ma woote téléphone di ma message non ëpp na. gis nga xale yi ni ñuy challengé maa la fal. waaw dëgg la nag maa la fal xale yaa ngi ciy sànneeku fu ne. foofu laa bëgg a ñëw ak yow. xam nga ba ngay génn. ci temps ay dem naa baara aaw ak je t'aime ay way yu tojoon la. mais réseaux sociaux jamono boobu ni mu meloon ak ni mu mel nii bokkul. xëy na sax tëjoon nañ la ci côté réseaux sociaux mais jamono bii réseaux sociaux noo ko gisee. bari doole. waaw ku la nar a tëj ci réseaux sociaux. la mënul nekk nag xam nga mën ngaa tëj nit ci label ak ci ruq waaye. mënoo koo tëj ci réseaux sociaux yi loolooy wax ji. voilà statut yi dafa xëy de. dafa garaaw de statut ñëw snap bi. Instagram. baax na daal. day may code artiste nag. maa la ko wax de. waaw gis naa xale yi ñu ngi challenge di envoyé. waaye ñu ngi challenge moom wax dëgg yàlla xam nga ñu ngi ciy sànneeku ba mu bari doole. man damay jot vidéo damay kontaan xale yaa ngi ku ci nekk boo jëlee way bi da ngay defe ne moom kookoo ko bind texte bi. ndax dina ko way dina ko vidéo macha allah dina ci bége. waaw. effectivement mais nag quand même am na fu Sénégalais yi di xaar Dior parce que on a envie di la gis ci spectacle yi on a envie nga am fenn foo xamante ne da nga fay jouer pourquoi pas parce que ñeneen ñi ko fii def ëpp ñu la talent tey ñi nga xamante ne ñoom ñoo lay déglu bëgguñu rek di ko yemale si di jël sa ay son di ko déglu suñu sañoon dem foo xam ne dañ la fay fekk nga bégal. dina ñi ngi ma koy laaj te ñu ngi ciy liggéey voilà. ñu ngi ciy liggéey fi mu ne nii dañuy soog a jug nag voilà ñii dañoo toll ci sëgg di takk dàll yeeg defaraat kii départ guñu waa alerte bi joxe guñ ko mais ñu ngi ci leen jëm. voilà léegi dañoo jug te fas yéeneetu ñoo toog voilà. lal suñuy basang la ñu def te kenn du laal. waaw jot na nag rawatina nag géwël yi fii nag Sénégal da ngeen fi am kii nag. waaw géwël yaa ngi toj musique gu Sénégal. maa la ko wax. mais géwël tubaab yi ñoo dese quoi géwël tubaab yi ñoo xaw a tojul ñu toll noonu quoi. pourtant ñu ngi toj de à leur façon. bon mais on va parler d'une chose boo xamante ne bokk na ci li tax Sénégal yi gën a bëgg Dior Mbaye noirceur d'ébène bi ak ni nga fidèle si sa noirceur bi. waaw comme ni ma la ko waxee rek fidélité parce que noir moom du noir sax xees ak lépp lu la yàlla bindee nga judduwaale ko rek bàyyi ko noonu. waaw parce que li naan chasser le naturel il revient au galop waaw mooy loolu nit ki noo mën a mel rek bàyyi noonu waaw naturel dafa neex loolu moo tax daal ma ba ko nii rek. noonu la beneen bi aussi xam naa moom mooy nekk suñu dernière question dañ la njëkk a xam ci théâtre peut-être moment boobu noonu dafa nekkoon jamono boo xamante ne théâtre dañ ko doon seetaan comme ça mais jamono bi gis nga théâtre ni mu amee doole avec les nouvelles séries yi nga xamante ne moom mooy am tey maison de production série yi bëri na Dior dafay jógaat day jógaat jógin ba mu jógee woon nekkoon ci théâtre musique wala day jóg topp musique kese. waaw man en fait bañ a réeral fans yi ak ñi ma bëgg moo tax ma ñëw génne single mais maison de production yi télé série yi démarché nañ ma. waaw pour loolu mais dama ne leen nañu ma may ba ma jugaat ci musique bi pour bañ a réeral ñi ma bëgg quoi balaa ñu naan Dior convertir na ci théâtre bi dañuy jaxasoo donc su ma ñëwaatee ci li ma nekk ba ñu xam ne maa ngi ci damay delluwaat nañ ma xaaraat ci yeneen waaw ci téléfilm parce que loolu laa gën a man sax nag. effectivement parce que Dior tu communiques bien en fait. voilà tu communiques bien et puis nag bon aaru Sénégal taal bu tëw boy la boor bu ne lañ koy uppee musiciens yaa ngi fii di way di jouer théâtre yan label ñoom ñoo la kii xoolal nag si label yi ngay dugg si maison de production yi ngay dugg Dior man yow dama la bëgg man dama lay suivre di la topp dama lay conseiller kan moo la woo ma wax la léegi dama wala bul def. non loolu moom jaru ma parce que ñun dañoo bëggoon mu nekk exclusivité ma ñëw rek ni tëll ci biir comme defuma ko nag du ma leen siiwal fi naan diwa ma woowoon ak diw xam nga loolu du rafet waaye daal
dinañ jékki-jékki gis ma tamit ma ni teel fenn. si benn série bu toj bu ñëpp di seetaan. nan moom la am du moom Dior Mbaye te damay ñëwaat ci yeneen facette nag. ah ci série bu ñëpp di seetaan. ah série bu bari doole ci jamono ji. Pod et Marichou la. Pod et Marichou ah yaa ko wax de en tout cas daal am na série bu bari doole boo xamante ni maa ngi fay waaj a dugg. maa nekkul wiir bu xew boobu. yii duma la wax bal doo ma dugal. ok xam naa la xale bu alee nga Pikine la nekk. sa tur bee la rey ci man dangaa ñëw doon enquête xam nga kon duma la mën a déglu duma nopp bu bon bi laa lay jox. non xam naa la da nga bëgg baale bi mu ngi Pikine si ñoom tonton Aliou Ndiaye. ooy xaar leen ko ci Madior ak Dior deuxième saison bi wala VIP sañse. bouche cousue. waaw dama la doon tey ba bàyyi la aussi nga tàggoo ensuite nga lancer sa appel surtout sur les projets à venir fii la Sénégalais yi di xaar. waaw Sénégalais yi daal bu ñu bëggee gis loo xamante ni lu original la tubaarkàlla loo xamante ni moom ngeen may xaar bëgg ma ci yàgg ma cee gis. déglu leen toog leen rek ferenkulaay di xaar te di ngeen xam ne dina ñëw te du ngeen mës a am déception incha allah waaw. voilà ñu am kon mbégte bu rëy ñëw partager ak yow moment yi. waaw maa leen gën a kontaan tubaarkàlla ndax damaa firi toog waxtaan xappi bëggee waaw xam nga àdduna nii la waaw kontaan naa torop ci émission bi waaw. merci beaucoup internet enquête 221.com lii lañ leen indiloon ak Dior Mbaye borom dem naa Dior Mbaye bu def kàmbagam mu nekk lu bëri doole Sénégal yéen a ngi koy gis fan yi yëpp nag mu nekkoon artiste boo xamante ne da ngeen ko nammaa à chaque fois j'ai l'habitude de vous dire que ni enquête artiste sur la toile du émission question réponse mais waxtaan la des moments de partage moments de bonheur yoo xamante ne dañuy dindi stressant comme ñun noonu lañ koy defee à chaque fois ñu leen di jaajëfal di leen dig daje ci beneen numéro artiste sur la toile ak beneen artiste fii ci enquête 221.com ñuy jaajëfal équipe technique bi nga xamante ne ñoom la ñu àndal.